yéen kaay yi ànd ci ak El Hadj Ahmed Aïdara. élection yi la nar na doy waar lool sur saane bu xante day direction générale des élections jàppale ne nag ni ki démb daal ba guddi ga waaw amul benn coalition de parti day wala indépendant boo xam ne nag daal di ngay déposé waaye jàppale ne lu ëpp nag maanaam wala lu tolloog juróom benn téeméer ci ay kayit yoo xam ne day déposé nañ ko yi mandargaal ne gaa ñooñe dañoo fas yéene dem kon ci élection yi la ci préfet ak sous préfet yi la administration territoriale gi waaw 24 heures yéene kaa ne cay Dakar maire boo xam ne day ñeenti punkal waaw ñoo ko fas yéene xëccoo Barthélémy Dias Bougane Gueye Dany Doudou Wade ak Abdoulaye Diouf Sarr tur bi yéene kaa ne de juróom la de boole ca Papa Diop jiital bokk gis-gis dama ne la Abdoulaye Diouf Sarr la Barthélémy Dias Bougane Gueye Dany Doudou Wade ak Papa Diop libération yéene kaa ne ko boole ca Mame Mbaye Niang yéene kaa gi ne dama ne juróom benn lañu laa la wax waaye na gis nga dernier virage bi mbetteel yi bari na de surprise yi bari na de Barthélémy Dias daal di ñuy dëggal ñoom waa Yewwi Askan Wi ne mooy seen candidat ci kaw Soham Wardini waaw waaye Soham day ma nga ak listam de gis nga ca diwaan ak Matam gële waaw coordonnateur Yewwi Askan Wi bokk tamit Pastef di Jibril Ngom moom daal ay faux document la daal di joxe te kenn mënatu koo jot nag laa la wax ca Taïba Ndiaye gële Songo Matar Ndiaye bu grand parti waaw mooy tëddee liste Wallu Sénégal bu Abdoulaye Wade yaa jum wala maa jum box boobu di ne en tout cas xeexu Ndakaaru Ndiaye jël joob bi lée nar naa mitti de lool ñoom juróoma ko séq Abdoulaye Diouf Sarr dana jàkkaarloo ak Barthélémy Dias Bougane Gueye Dany Doudou Wade Papa Diop ak Mame Mbaye Niang ca diwaanu Kolda ke mortal combat la foofee moom xeex bu mitee nar a dox ci diggante Mame Boye Diao Abdoulaye Bibi Baldé ak Toura waaye Mame Boye Diao day punkal yu bëree bëri ca Kolda googe nee na leen soppet jël na leen laa la wax sur saane gis nga waa Yewwi Askan Wi waaw Pastef day ñoo lekk-lekk ga laa la wax seddoo bukki lañ ko def de bii bukki bii njuur bii sàmba bii doomu bukki dama ne la téeméer boo jël ci collectivité yi lée ñu doon seddoo waaw juróom-ñaar fukk di 70% yëpp waa Pastef ñoo ko jël waay sàmba box boobu di ne waaye gis nga Pastef bu Matam waaw ña ngay tuumaal seen coordonnateur Jibril Ngom ne daa wor trahison ba pare ne may daw exclusive yéene kaa ne parti Ousmane Sonko bi day non temps yi nag doxul temps yi moom ay jafe-jafe dëgg sax la ñuy dund laa la wax première élection première complication demal ca diwaanu Guédiawaye galay Mamadou Ndiaye ma leen jiite ca golf waaw génn na Pastef dem jàppale waa APR golf way samba ca Kër Massar ge parti Ousmane Sonko baa ngay daanu Birame Souleye Diop moom lañ ko jiinde critique yéene kaa ne Barthélémy Dias daal dinay suul Soham Wardini de mardi Italie Khalifa Sall ca d'accord Barthélémy Dias waaw ay biram daal bu dee jaay doole forcing amu ca waaw mais fulla ak fayda ak mbëggeelam ne da koy nekk moom la wane Khalifa Sall jàppale ko ca waaw wal fajiri ne de Bart kay nañu waxante dëgg rek daa forcé de maire par force lii la Barthélémy Dias kon def la témoin yéene kaay ne Khalifa Sall day mujj naa tànn Barthélémy Dias daal di defal na kii di Soham Wardini yéene kaay gi ne waaye Mame Mbaye Niang moom daa fi am dañ koo yónni looloo ma jaaxal sur quotidien ne Bart day léegi nag mooy xalif général u Dakar Ndiaye jël Diop mooy xalifa bu Dakar professeur Fatou Sow Sarr waaw nee na nit ñi na ngeen woteel liste yi nga xam ne jigéen ñee ko jiite Walf Fadjri ne bi Soham di wax day moom Fatou Sow Sarr professeur mi ngi toog ci wetam waaw Badara Gadiaga yéene kaay groupe Futurs Médias gi nee na Khalifa Sall ok comme que nee nga da ngaa dund pression ñu won sa loxo ci nit koo xam ne yow nee nga da ngaa bëgg a jiite ji réew mi bu ëllëgee te pourtant Soham Wardini day bi mu lay jàppale ci wàllum caisse d'avance ak bi ñu la tegee loxo doon na dund pression waaye taxul mu dellu ca ginnaaw 24 heures yéene kaay ne Talla Sylla waaw moom mi nga xam ne nag waa Benno Bokk Yaakaar tànn ñu ko ca diwaanu Thiès ga lay waaw nee na Idrissa Seck mi lee dana juux ci biir majorité bi intrus la bokk fi kon ñin mënuñoo nangu Idrissa Seck naan day tànn ay candidat yi parti yi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci biir Benno Bokk Yaakaar ñoo am sañ-sañ tànn te Idrissa Seck nag bokkul ci Benno Bokk Yaakaar intrus la dana fi joox Direct News de Ahmed Fall Braya waaw pourtant Macky Sall day nee na ko na ñëw jiite liste départementale ba ca Ndar Mansour Faye nekk maire ba Ahmed Fall Braya daal di bañ léegi nag laaj wa mooy Ahmed Fall Braya ci diggante ñaar la ne mooy bokk gis-gis wala gëm sa bopp ban la cay dem loolooy laaj wa yéene kaay gi ne docteur Moussa Sow waaw teg na programme am day candidat la ca commune bu Daara Jolof tribune yéene kaay ne ca Tiwaawoon gale Diop Sy waaw mais ay punkal daal dañ koy fekki de ndax Cheikh Tidiane Diouf fekki na Diop Sy Pape Momar Gueye APR fekki na Diop Sy Cheikh Sall fekki na Diop Sy Ali Sow Seck gëm sa bopp fekki na Diop Sy Mbaye Ciss Thiaw ñu naan ko Lopez fekki na Diop Sy Mati Aziz Mbaye fekki na Diop Sy Ardo Ñing activiste fekki na Diop Sy député Yaya Diallo day d'accordul ci lii Macky Sall kon daal di tànn kii di Diagne Sy Mbengue waaw parce que honorable député Yaya Diallo nee na moom daal Ablaye Ndiaye Ngelgou lay jàppale sursaane waa CNRA day fañ ne kon juguñu fa parce que Babacar Diagne waaw nee na li ma waxoon rek muy journalimateur wala chroniqueur bu dee candidat nga ci élection yi lée campagne bi daal bu jotee nañu génn nañu bàyyi rajo yeeg télé yi parce que nag mënoo nekk sujet parti
yi yor sa rajo yor sa télé di attaqué ki nga xam ne moom nga war a jàkkaarloo loolu du fi amee man Babacar Diagne maa ko wax te bépp télévision wala rajo boo xam ne yaa ngay ëslu daan wa dana dal sa kaw yaa ko teree neex Mamadou Lamine Diallo ci tribune yéen a kaay waaw nee na xam nga ñun lan lañ wax organisation élection yi lée nañ leen indi nit koo xam ne day tëddee njaaxaanaay loolooy coow li kay enquête yéen a kaay nee na Macky Sall day la xew tugal la fi bëgg a indi di passe sanitaire bi waaw parce que Macky Sall nee na mënuñoo bàyyi ñi nga xam ne dañoo ñaxu ba nuppi ñi ñaxuwul di leen lor loolee la sant Abdoulaye Diouf Sarr libération yéen a kaay ne police ba day DC waaw daal dinañuy door ci kaw Wave mar di Italie dafa am benn employé Wave boo xam ne day ay données personnelles lu nit ñi lay jël di ko jox ay escroc lu tolloo fukk ak ñett ci ay doomu aadama teg nañ leen loxo coowal Wave li waaw ca Médina ca Guédiawaye ca Kaolack te xaalis boobee toll na ci téeméer ak juróom fukk ci ay millions 150 millions waa Wave nag dañoo am njortu gu ñaaw ne seen liggéeykat boobee moo leen dugal ci wàllum njuuj ñaati mbirum arnaque te seeni client ñoo ci lorule moo tax it ca Guédiawaye gële waaje nee nañ ko ci daal di koy jàpp waaw laaste ngir wàllum formation bi lée tàggatu Macky Sall day nee na dinañu taxawal benn institut boo xam ne ci wàllum pétrole ak gaz la ñuy yëngu di fa former kon nit ñi di leen tàggat ci wàllum pétrole ak gaz waaw cay pétrole ak gaz Macky Sall de ak lu mu tàggat ñu def formation ci wàllum gaz ak pétrole bi lée te waxul ki naan suñu pétrole bii mu génnee ko Macky defu fi dara parce que suul gaz du ko tere xeeñ te troisième mandat dañ ko fiy tere rek boo paree ma ne la alaaji tëjal wàll woowu ñu ngi fàttali ko élection yi bi ñuy dem élection présidentielle yi suñu ñaari naataangoo yu bokk fii ci kër gi Abdou Aziz Sow ak Babacar Sow lu mel noonu xawoon na leen waaye dal fële ca Tambacounda nga xamee ni ay xeexoo moo fa amoon ba ñu leen di wër ñu dem làqatu ji ndax bañ ku dal seen kaw mais vraiment dañuy jaale waa Pastef mais jaale rawatina njabootu presse comme ni nga ko waxee ndax un photographe jeune en plus daaw gis Sonko te gisoo ko ndax moo ko daan sax jiitu bi fi Sonko di ñëw di def visite fii sax ci kër gi moom moo ko jiitu daanaka muy Ibrahima Fall moom ak ñi nga xamee ni ñoom ñoo làqu ci mbir mi suñ borom yàlla na leen xare àjjana. Amin Birahim élection locale yi ñu dëgmal coalition yi mu ngi gën di bëri waaye Ndakaaru moom bu doon ab jànq ñu ni tey mooy jànq bi gën a jar pratiquement ak juróom-benni faram coalition taxawu Sénégal Barthélémy Diaz la ñu tànn mooy seen candidat dootul Soham Wardini ndax Wardini dana continuer nekk candidat en tout cas question bi moo samp noonu Abdoulaye Diouf Sarr Benno Bokk Yaakaar Bougane Gueye Dany tabu boppam ci coalition gëm sa bopp Doudou Wade wàllu Sénégal Papa Diop moom itam ci gëm sa bopp xam ngeen ni sax moom ci coalition wàllu Sénégal la bokk waaye dañu féewaloo woon ci jamonoy caution yi Mame Mbaye Ndiaye itam Mame Mbaye Niang ñu ngi koy annoncé moom itam ci boobule maanaam candidat ci ville bu Dakar alors Siré Dakar moom est-ce que kuy dem ci élection doo dem ni du ma gagné de mais ni ko gars yi songe itam am na ñoo xam daanaka wër na leen nii seen laaf mën naa tooy wala seen dunq mën naa fees ci mbedd mi. waaw tout à fait et puis xam nga candidat yi en réalité bataille la boo xam ni enjeu yi ci ñaar lay war a nekk quoi Abdoulaye Diouf Sarr ak Barthélémy Diaz fondamentalement ñi ci des peut-être joueront des rôles de figurants mais sëñ Mansour kii bi dafa révéler aussi maanaam crépuscule carrière politique Khalifa Sall. gis nga tey Khalifa Sall li jot a am fii il aura été le plus grand perdant à tous les niveaux première chose Khalifa Sall dafa wax ni moom dafa am pression moo tax finalement mu choisir peut-être contre sa volonté kii bi xam nga boo nekkee njiit à un certain niveau pression kenn du ko xaar muy ñëw da nga koy évacuer c'est-à-dire que boo njëkkee nit am na benn période boo xam ne ce qu'on appelle la période de prise de décision période boobu bu jotee da nga war a jël décision soo bàyyee ba affaire bi jàll boo jëlee décision boo jël da koy gën a compliqué donc moom kaaw Diaz da ko waroon régler avant kaaw Diaz du jóg mais beneen bi jóg mooy njiit bis boo nekkee ci situation c'est urgent ça veut dire que c'est déjà trop tard il n'a pas fait de l'anticipation, fait de cohérence beneen kii bi mooy ce sera la première fois depuis presque 2000 histoire politique Sénégal ñu gis un maire sortant qui ne va pas défendre son bilan en lieu de place ki ñëw défendre bilan mooy koo xam ne troisièmement aussi argument yi Khalifa teg souvent nit ñi dañuy fàtte ni taxawu Dakar du parti politique taxawu Dakar dynamique la woon boo xam ne ci biir waa PS ñi nga fa woon ci biir waa PDS LDP ñi ngi fa woon boo demee Grand Yoff waa PDS la donc taxawu Dakar logique ñoom bi ñuy wax ba Khalifa génne femme bi parce que AFP la bokk logique boobu taxawul parce que taxawu Dakar ci seen code de déontologie dañu ni ñoom dynamique la li leen intérêt rek mooy waa Ndakaaru
moo tax nga ciy gis ay PDS donc ñoom ñi àtte ñàkkal femme bi nii dafay kii beneen kii bi mooy Khalifa Sall li nekkoon forum tey nag moo war a nekk faible am parce que Khalifa Sall bu amee pouvoir ak yenn doole yi ci Dakar c'est en grande partie jigéen ñi tey nag Khalifa Sall s'est mis à dos jigéenu partem et que vraisemblablement avec Barthélémy Diaz Khalifa Sall doon na gën a am avenir politique par rapport ak 2024 avec Soham Wardini comme maire de Dakar plutôt qu'avec Barthélémy Diaz comme maire de Dakar. xëy na jàngat na ko te bu mën na nekk influenceur ci wàllu politique comme xeetu Moustapha Niasse ak yu mel noonu mais en tout cas jànq bi de Birahim infidèle na de Ndakaaru de ñi ko bëgg bari na lool de dama xamul nag. bari na te xam nga lim nga. ñu bari lim nañu Barthélémy Diaz Abdoulaye Diouf Sarr ki nga xam ne moom mooy Bougane Gueye Dany Doudou Wade Pape Diop mais comme ni nga ko waxee sànq Mame Mbaye mu ngi ci. mais keneen koo xamante ne moom léegi mu fësal boppam mooy Maître Abdoulaye Tine ak coalition gox yu bees. ci mairie bu Dakar. pour mairie Dakar dinañ am seen candidat Adama Faye ak coalition bi defar sa gox. dañu am seen candidat ak Soham Wardini ci boppam. parce que dans cette affaire xam nga son Siré mu ngi koy wax léegi. kon Dakar ngi ci le maire sortant fukki fan au minimum di nga am au minimum. xam nga lu tax le maire sortant. donte boolewuñu ko ci ñu ñu jël ci coalition Yewwi Askan Wi mais elle a un bilan à défendre ba pare attention dafa am également le soutien du caucus des femmes leaders. waaw. jigéen ñi ne ni tey ala kulli haal faw jigéen mën a jiite continuer di jiite Dakar. ça veut dire que cette bataille là xam nga tey la ñuy wax ni ci la ñu war a déposer liste yi coalition yeeg yooyu. ci direction générale des élections te ñëwagul ñu. ça veut dire que fii ba guddi fii ba 0 heure. la ne mën na xew tout peut se passer surtout par rapport ak. si def wax lu am solo nee na taxawu Ndakaaru du woon parti effectivement du woon coalition mais benn dynamique la woon. et dynamique boobu dañu gis dafa am doole ci jigéen ñi. c'est comme gëm sa bopp mais dafa am doole ci jigéen ñi ak Soham Wardini. gëm sa bopp dynamique la woon. esprit la. taxawu Dakar esprit la woon dynamique la woon. mais attention de plus en plus caucus des femmes jigéen ñi ñoom seen bopp parce que ba démb ca Guédiawaye dañu yëkkati kàddu noonu il faut nécessairement que jigéen ñi ñu mën leen a teg ci ay boppu liste coalition ce sera le cas pour Dakar parce que dañuy jaay di perte te nee nañu loolu jaaduwul saaku farine bi mënuñu ko jaayee lu yées 19 500 te ba léegi si li ñu koy jaayee matul loola kon saaku bu ñu jaay dañu ciy perte juróomi téeméer loola nag indi nay jafe-jafe lool ndax ñi lakk mburu itam am ci egg ci farine bi dina leen xaw a jafe consommateurs yi itam ci ñoom lay metti lool alors Birahim waxoon nañu fi ni dañu wàññi taxe bi tegu ci wàllu bele bi dugg si fii alors nee nañu itam dañuy dindi TVA bi waaye ba léegi ñi defa farine bi nee nañu dañuy liggéey di perte est-ce que xel mën naka nangu est-ce que jaaduwul woon tey gouvernement bi def benn gëstu technique bu leen permettre pour ñu mën a saxal li meññ yi wax bu fekkente ne bi am na ñu jéem a xool lu ñu ko soppee lu ko may ci kanam tuuti mburu mën na jafe lool. waaw mburu moom déjà boulanger yi ñoom teel nañu xamle ni boo maywul fileeg ay fan dañ toog fukki fan yoo xamee ni dañ ciy banque seen loxo ñoom boulanger yi kon maanaam duñu lakk mburu mais meunier yi li ñu wax fi mu yenoo maanaam mooy le cours du blé au plan international moo njëkk a yokk mais ñu am situation boo xam ne Covid bi daf ko indi ba conteneur bateau yi nga xam ne moo doon indi parce que ñun blé defuñu ko fii amuñu ko fii. dañ koy importer mais bateau yooyu bu doon 10 bateau moo doon ñëw Sénégal 4 wala 3 ñooy ñëw donc mun doon benn manque à gagner ci meunier yi. nga xamee ni ñoom duñu xool duñu xam fan lañ koy récupérer c'est vrai état bu ñëwee na ni dindi naa taxe ci wàllug blé bi wala dindi naa leneen lu jëm ci wàllug ay impôt yu ni mel ci wàllug loolee di blé bi ñu utiliser pour farine bi nga xam ne meunier yi ñoom ñoo koy defar fii soppi ko. bu fekkee ni dindi na ko xayrun mais bu fekkee ni dañ ko dindi mais à côté mu am beneen situation bu taxaw muy ñàkkum bateau yi nga xam ne ñoom ñooy ñëw di ko importer ba pare cours mondial blé bi yokku mais il faut nécessairement ñu adapté wu par rapport ak cours yi nga xam ne ni moom moo am sur le plan mondial. ñoom meunier yi nee nañu au plan mondial bu ñu xoolee lépp dina leen dikkee 19000 boobu ngay wax. ñu ne même bu dee mën nañ gën a dem ba 18500. nañ ko def mais état 16000 la leen ko exiger mu doon nag perte boo xamee ni ñoom ci ñoom dañoo jàpp ni buñ ko continuer
mais blé bi ak farine bi nga xam ne moom la ñuy jox boulanger yi non seulement day gën a cher ci ñoom boulanger yi après ils seront même obligés yokk parce que bu fekkee dañoo bëgg jaay leen mbir mi ay 18 000 wala 19 000 ci ñoo xam ne 16 000 lañu ko doon jaayee da ngay xëy ñu ne la mburu mi tamit yokkat. boulangerie aussi itam est-ce que fi réew mi toll tey ñoom waruñu proposer am na sax ñu ko commencé d'ailleurs ay alternatives yeneen xeetu mburu yoo xam ne du nekk donc farine quoi. depuis longtemps am na boulangerie yu bari yoo xamee ni mais boo ñëwee ñu proposer le pain traditionnel bi ñu koy waxee nii muy mburu bi ngay jënd ci boutique beeg ci kiosque yi ñëpp am ko mais à côté am na yeneen mburu yoo xam ne ñu ngi ko defaree mboq ñu ngi ko defaree son ñu ngi koy defaree yeneen ak yeneen ak yeneen boulangerie yi ñi koy proposer bari nañu mais peut-être que maa ngi koy wax démb le problème qui se pose fondamentalement mooy le Sénégalais est-ce que dans son régime dans son nu ñu koy waxee ci alimentation jël na en compte leneen lu dul mburu ñun dañoo formaté ci mburu ba ngay nekk xale dañ la daan jox mburu booy dem école ñu jël mburu jox la pour récréation bu jotee nga mun ko lekk c'est-à-dire que formaté boobu ñu formaté ci mburu balaa nga koy dindi nag ci rawatina yenn gox yu ci mel ni ci Dakar parce que fële ca Mbour Kër Song am na ñoo xam ne mburu peut-être bëgguñu ko sax ñoom sombi bee leen gënal wala fonde wala yàq nañu léegi yàq nañu ci mburu ñoom exactement donc question formaté am na ci c'est ça loolu la ñu yore pour nga dindi loolu nag ba mën a dem ci leneen lu dul mburu loolu nag lu nar a yàgg la. alors Siré comme li Birahim wax. indi nañu alternative xeetu mburu yoo xam ne am na boulangerie yoo xam ne maa ngi waxtaan ak démb Amadou Gaye mi jiite fédération boulanger mu ni boulangerie daanaka am na fukki xeetu mburu am na mboq am na basi am na suuna am na nevedaay am na ñebbe et cetera. tout à fait d'accord ñu ngi koy defar mais lu jëm ci wàllu commercialisation bi comme ñu essayé formaté waat Sénégalais yi comme ni ko Birahim waxee ñu xëy lekk xeetu pain bi nga xam ne xëy na la ñu koy defaree am na fii ci Sénégal. waaw gis nga dama lay jox benn cas bu pratique ceebu mbay bi muy doog a génn ceebu waalo bi Sénégalais yu bëri dañ ko xawoon a moytu tey jii bu Sénégalais yi delloo ci ceebu waalo bi xam nga presque ak kan la Kouthia tey jii bu gouvernement bi dans plan bi stratégique bu contractualisé ak Kouthia ñu sensibiliser meuniers yi pour ñu rehausser la production à base de produits locaux ñu wax Kouthia pour mu def la promotion de ji mais je vous assure dans 1 an Sénégalais yi basculer parce que foofu moo des parce que ceeb bi muy doog a ñëw li nit ñi doon wax mooy dafa bëri ay tànneem ak yooyu effectivement la filière jël ko en charge investir pour mën a apporter de la qualité mais même boo amee qualité il faut nga def la promotion vulgarisation commercialisation publicité c'est en ce moment que Kouthia jaay ko Sénégalais ba tey ni c'est entré dans nos mœurs pain bi tamit surtout pain wu locaux yi bu ñu ko bëggee def je donne benn piste bu concret rek na gouvernement bi ministère du commerce dem seetaan ak Kouthia wax ba pare ñoom ñu jàppale la filière pour ñu am disponibilité intrant ñu yombale leen affaires yi comme ni mu parce que affaire farine bi noonu lay demee à chaque fois que mu am benn choc exogène automatiquement les prix grimpent te bu prix yi grimpé boulangerie yi mun ñu yokk prix bi parce que njëgu mburu comme consommation de base la dañ ko réguler donc yow dootoo ci génn en terme de coût de facteur da ngay defar pour jaayee perte léegi nag il faut ñu shifter moom laay wax dem il faut ñu jàdd koñ léegi nu ñuy jàddee koñ mooy na gouvernement mettre en place des mécanismes d'accompagnement pour que producteurs yi mën a jot ci produits locaux yi ñuy defal leen ay facilités yu bari pendant ce temps pour mën ko jaay sénégalais na gouvernement bi dem waxtaan ak Kouthia. maa ngi lay jaajëfal Siré jaa ngi jëf yéen itam mbokk yi ci ànd bi ak Sen TV ak Zik FM Birahim kon ñu joxante rendez-vous 12h. incha allah Siré à demain incha allah. à demain incha allah. alors ñu ubbi xëtu sport ak Baye Ma Anta Mbop. alors Baye Manta salaamaaleykum. aleykum salaam El Hadj Mouhamadou. ñu doore ko ci footballu géej bu ci soccer bay am ca Dubaï Sénégal démb moo gagné Portugal ah. tey ku muy am. tey nag Sénégal Espagne kon la fas yéene laale bu nag 12h jotee ngir nag lu jëm ci wàllum nag tournoi international bu Dubaï Sénégal nag gannaaw démb bu amee ndam juróom-ñaari ball ci nag ñeent ci kanam dañuy di waa Portugal dañoo nag bëgg a wëyal seen nag victoire woowule seen diggante tey Espagne en tout cas lu ci mënti am daal ñoom seen bébét du lenn lu dul nag ñu agsi sa carré d'as ba te nag tey bu ñu gagné Espagne war nañu nag mën a qualifier ci deuxième tour ba bu ñu sukkandiku ci keneen tàggat di Ngale Sylla ñu teewlu ay kàddoom.
yàlla may nañu ndam si kaw Portugal. continuer waat liggéey bi ñu gën a kiiwaat rek après le reste moo xam ne tournoi la te tournoi moom boo si bëggee génn moom da ngay gagné say match d'autant plus que fii li si ëpp solo sax mooy match bi moom ko fàtte bu gaaw di jouer Espagne bi nga xamante sax moom dafa ñàkk devant Émirats arabes ñu fàttali ne ñun suñu poule dafa métti parce que ñu ngi bokk ak pays organisateur bi ak Portugal ak Espagne te Espagne comme dafa ñàkk xanaa di jéem a def seen gëntalaay kantaan rek pour gagner ko pour mën ko génn si tournoi bi loolu nag pour mu am il faut que xale yi rester concentré parce que match yi dafa tegloo boo xoolee dañuy jouer fii ba samedi am na noppalaku donc di ñaan yàlla rek yàlla mayal ñu ndam si jàmm incha allah. El Hadj kon di fàttali nag ni Sénégal ak Espagne loolu bu 12h jotee lay doon foofu nag ci Émirats arabes unis waaye nag jàppal ni 13h15 ci groupe A bi ñii di waa Émirats arabes unis bi nga xam ne moo dalal boobu les compétitions ñoom dinañ ci nag laale ak ñii di waa Portugal ci poule B bi nag kon ñaareelu bëccëg bi tamit tey la ñu koy amal si diggante nag kii di Russie mi nga xam ne moom dafa nag amoon victoire moom ak Paraguay la 16h Iran moo ci fas yéene laale ak ñii di waa Japon. association nationale presse sportive ANPS am nañu njiit lu bees ci diwaanu Louga. waaw kii nag di Khalifa Gueye nekk ca Louga TV moom nag la ñu tabb ngir nag mu teewal lii di ANPS foofu ci diwaanu Louga. kii di nag Abdoulaye Thiam gannaaw ba nga ko présenté nag di xam ne nag ni lu jëm ci wàllum nag ANPS dinañ def seen kéem kattan ngir gën a nag tàggat taskati xibaar yi ci nag anglais ndax gis nañ ni anglais nag bokk na ci langue yoo xam ne fépp fu ñu mën di dem ngir nag def seen ay couverture bokk na ci langue boo xam ne moom la ñuy gën a utiliser mu ci woon nag confrères yi bu baax a baax ñu teewlu Abdoulaye Thiam ak Galaye Sylla. dafa am formation journaliste moom balaa nga nekk journaliste sportif sax journaliste amul def naa 10 ans amul def naa 15 ans journalisme dafa nekk métier boo xam ne da ngay di tubaab di woowee da ngay remettre toujours sa bopp en cause. mais dañ dem ba benn moment nag ñu xam ne ñun journaliste sportif yi aussi yàlla daf ñu may loolu ñun ñoo ëpp lu ñuy tukki. bu ñu demul ci dëkk yoo xam ne francophone lañ maanaam nasaraan tubaab la ñuy làkk dañuy am benn blocage donc képp ku déggul anglais doo mun a weccoo ak ñoom. loolu moo tax nag comme anglais dafa nekk langue aussi de langue de commerce donc loolu ñu ne nag mënuñu toog rek il faut que aussi ñu permettre journalistes yi aussi ñu jàng anglais moo tax ñu soumettre benn document office national de la formation professionnelle. Baye Manta waa Parcelles ñooy laaj naan suñu stade bi kañ lay ubbi. kañ lay ubbi. am nañ yaakaar ne nag xanaa ci ay fan yi néew nag ndaxte travaux yi nag El Hadj gis nañu ne moo ngi avancé en tout cas bi moom jàpp nañ ne nag warul nekk ay nax gannaaw nag mouvement sportif yi appel bu ñu def kii di responsable politique di Mame Diarra Diouf moom tamit gis na ne daal li ni mel nag jot nañu ubbi ko gannaaw nag boobu la stade ñu tëj ko lu tollook 9 ans ñu teewlu kii di Mame Diarra Diouf ak Alassane Balde. ba ñu nee 2019 ba léegi nawetaan amul xale yi génnuñu xale yi bégguñu xale yi épanouiruñu ñu initier lu mel ni def ñu ci marine bi mbégte bu wér lañ ci ànd ak ñoom. waaw stade bi li ko tëjee parce que dafa tagoon tembe stade boo xam ne presque 9 ans yaa ngi koy tabax mu dul pare te ñu ngi am yaakaar ni que fii rek dans les jours à venir danañ ko ubbi suñu rakk yi mën ci fubalee mu nekk également endroit bu convivial ñu def également seen sport dans les meilleures conditions qu'il faut parce que parcelle li mu manqué dafa bari du infrastructure sportive kese parcelle li mu tagga tembe dafa bari ci commune boo xam ne daanaka nekk na ci commune yu gën a ngand ci Dakar parcelle est orphelin de tout ngalla waaye nañu ko ubbil pour suñu rakk yi mën cee fubal ci mucc ayib waaye ñoom tamit dans le fair play ak la non violence xam ni stade bi du yàqu du am benn problème ba tey ji déwén suñu ay rakk tam ñëw mën ci fubalaat incha allah. stade bi day construction bi yàgg na yàggaay boo xam ni waa Parcelles yàkkamti na ci ko jot na mu ubbee ko. ñu dem ci Ligue Europa ak Ligue européenne des champions. Effectivement. programme ak résultat ñeenteelu bëccëg bi tey ci talaata ji démb. waaw xam tey ci àllarba ji. tey ci àllarba ji kon nag la ñu koy dot tàmbalee kon ci groupe A bi bu 20h jotee nag Manchester City mooy dalal ñii di waa FC Bruges ci boobu li waxtu sax c'est le Leipzig di laale ak ñii di waa Paris Saint-Germain ci groupe B bi nag 17h45 Porto moom day dem ci Italie fas yéene fa laale ak ñii di waa AS Milan 20h Liverpool mu ñoom Sadio Mané ñoo dalal ñii di waa Atlético bu Madrid ci groupe C bi 20h Sporting ak Besiktas la Dortmund mooy dalal ñii di waa Ajax bu Amsterdam ci groupe D bi nag 17h45 Real bu Madrid ak ñii di waa Shakhtar Donetsk la Sheriff Tiraspol mooy dalal Inter bu Milan bu 20h jotee kon jàpp na nekk ni ki démb ci groupe bi El Hadj Dinamo bu Kiev moom FC Barcelone moo ko fekki daan ko benn ball ci dara Bayern Munich daan ñii di waa Benfica juróomi ball ci ñaar groupe F bi Villarreal moom moo daan ñii di waa Young Boys Bern ñaar ci dara
Atalanta bu Bergame ak Manchester United dañoo nag def match nul 2-partout. groupe G bi Wolfsburg moom moo daral ñii di waa RB Salzbourg ba pare daan leen 2-1. FC Séville moom nag Lille moo ko fekki daan ko 2-1 kon mu nekk victoire bu njëkk bu nag ñii di waa Lille. ci groupe H bi Malmo moom Chelsea moo ko daan 1-0. Juventus moom moo daan ñii di waa Zenit Saint-Pétersbourg 4-0 kon jàpp ne nag waxtu wi Juventus bu Turin ak Bayern Munich ñoom noonu nekk ñaari équipe yu njëkk qualifié jëm ci 8e de finale ci édition 2021-2022 jàpp Ligue européenne des champions kon El Hadj li moo fi gënoon fës jëm ci wàllum xibaaru tàggat yaram. maa ngi lay jaajëfal Baye Mantou. jaajëf alors ñu joxante dox daje 13h. 13h incha allah ci xibaaru wolof yi alors ñu continuer ci xibaar.